Merci beaucoup. Les Rivozari sont combien sur le Ils sont deux, Alassane et sa femme. Il faut bien écouter. Si vous écoutez, vous comprenez. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ci ndaje bi nga xam ni dañuy ndaje di leeral mbir mu fi xewoon depuis le 4 octobre 2020 mbir mi nag bu mu xewee ba léegi yàgg na tuuti. mbir mi bu ma xewee ba léegi yàgg na tuuti parce que c'est depuis ñeenti fan ci weeru octobre ci at 2020 bi ñu ne bi nga xamee ne que ndaw su ñuy woowee Fatimata Ndione ñu koy woowee Yacine te mu nekkoon xaritu ki nga xam ni moo gën àdduna ñu koy woowee José Christian Telmo te mu nekkoon doomu Belgique bu ñëwoon Thiès fii di fi sëy ak ku ñuy woowee Alassane Sarr ndaw si xaritam la Joséphine bi ma ko wooyee ñeenti fan ci weeru octobre di ko wax pour mu ñëw dimbali ko ndax dafa nekk ci tolof-tolof ndaw si bi mu ñëwee foofu di ko seet di xam di xool li xew pour nemmee ko fekk nañu tëj bunt bi mënul dugg mu continuer di woote mais finalement woote yi antuwul ndax mënul jot ndaw si mu ñibbi këram bi mu ñibbee këram toog xel bi jaxasoo mu xalaat mu ne xaaral ma dem commissariat ma wax lii xew parce que lii xaw ma lu muy niroon mu ñibbi këram bi mu ñibbee këram dem commissariat wax leen ko ñëwaat toog commissariat commencé def seen liggéey commissariat central bu Thiès d'ailleurs ñu ngi sant di gërëm soxna Aïssatou Ndiaye ndax mooy chef commissariat central de Thiès ndax def na fa liggéey bu mucc ayib waaye nag comme xam ngeen justice ni muy doxee temps wu justice ak yeneen temps yi du benn parce que il s'agit des libertés individuelles du nit du fooye loolu commissariat central nag commencé def seen liggéey déglu ci ay nit déglu nañ ci Alassane Sarr mooy ki ñuy wax jëkkëru ndaw si déglu na ci ku ñuy wax Roqee Sène ki ñuy wax wujju ndaw si déglu na ci Yacine Dione déglu na ci ñeneen ak ñeneen ba ci déglu boobu sax ñoom moo leen permettre moo leen may ñu jóg ci commissariat central def li ñuy woowee transport sur les lieux dem ba ci fi nga xam ni foofu la ñu yaakaar ni fa la mbir ma amee ñu dem def transport sur les lieux foofu gëstu xool def seen xayma def càmbar waaye fekk ñu fa dara commissariat central ñibbi ñu nekk ci enquête bi nekk ci l'enquête bi chaque fois ñi may woo di ma wax lii moo xew ma leen di wax xool leen fii def leen fii dugal leen fii def nii ba yàlla dogal kenn ki ñuy wax Alain Maurice Ataba mu dem section recherche bu Dakar boobu tam beneen bërëbu enquête la bi mu fa demee commandant Mbengue bi nga xam moom mooy patron section recherche mu woo ma waxtaan ak moom ci mbir mi ñu joxante xalaat ma wax ko comme loolu la yow am nga compétence sur l'ensemble du territoire national Sénégal yépp am nga ci compétence mën nga ñëw ñu def ce qu'on appelle des opérations combinées loolu c'est très possible parce que yoon maye na ko ci loolu la ñu lëkkaloo ak commissariat central def liggéey bi ñu commencé liggéey bi moom tam mu def jël ay ndawam indi leen fii Thiès brigade de recherche bi ñu ñëwee brigade de recherche def seen enquête woo ñi ñu war a woo déglu leen comme ay seede ñii ñoo boole ñii ñoo seede wala ñii ñoo yóbbu mbir mi ci seeni loxo ñii ñoom ay seede lañ bi ñu leen dégloo ba déglu Alassane Sarr ñu xam ni que am na loo xam ni mu ngi sikki sàkka ci seeni bopp je vous ai pas parlé du relevé téléphonique ñu dem Sonatel parce que ndaw si portable bi dafa réer ñaari yoon ñett ñu woo ko portable bi réer ñu wër portable bi ba sonn gisuñu ko ndekete benn xale moo ko for fii à hauteur du stade Lat Dior xale bu tudd Maam Biram mu yor ko ñetti fan portable bi mu jigi moom jox ko benn nijaayam bu nekk Dakar loolu moo ñu permettre ci biir appel yooyu ñu retracer ko def ce qu'on appelle la géolocalisation et le traçage par rapport au bord de transmission satellitaire ñu xam ni que waa ji am na lu mu def ci mbir mi te di ko nëbb section recherche woo ko enquête ko ci biir mu doog a nangu ni que moom moo ko rey mais dafa ne ni mu ko reyee mbëkk rek la ko mbëkk ci bopp mu dee ndax ndaw si daf ko woone ko ndax gisoo sama caabi coffre-fort mu ne ko gisuma ko te coffre bi ndaw si denc xaalisam ndaw si denc ay biens immobiliers kayitu teeram yépp ci ndaw si ci la koy denc wax ji nag mer gis boppam mu ne ndaw si daf ko dóor kuur bu ndaw kuur bi nii la toll
matul sax c'est un coup de 20 centimètres mu ne ndaw si daf ko dóor kuur boobu moo tax mu mer moom tam mu mbëgg ko waaye bi langat bi puub ñu gën ko xóotal mu dem ba ci mel loolu amul ndaw si da ko wax ni ko yow da nga réew yow da ngay fen yow sa wax jubul waaye ji nee na mu mer en tant que jëkkëram ci la ko mbëkk waaye nag bi mu ñu wonee fan la ko suul bu ñu fa demee sulli ko ba gis ndaw si nii mu tëdde ñu woo ki nga xam ni mooy la ñuy wax médecin légiste ñooñu dañoo seen xel dafa màcc jëm ci wàllu nit ku gaañu ñu xool lan moo ko rey ñu yóbbu ko fa ba mu defee liggéeyam mu ne li ko rey li mu wone dafa ni hématome frontal sous-dural hématome frontal sous-dural maanaam si jëbi bopp bi ci biir moo toj l'os sous-dural est différent du crâne lii crâne la waaye am na lu ci leen lu ñu ne ci biir lu ñuy wax l'os sous-dural ñu def peut-être chance naturelle lu ñuy def médecine war nañ ko xam mais comme ñun suñu liggéey tout le temps dañuy jànkonte ak yooyu da ngay wër di xam pour nga xam luy loolu bopp bi dafa toj arc deuxième arc troisième arc quatrième arc et cinquième arc du côté gauche boobu tamit dafa toj maanaam faar bi yépp moo toj loolu ndax mbëkk dina ko def moo tax bi ñu ko woowaatee mettre ko devant le fait accompli moom mu ne effectivement lii ak lii la ko def waaye ba léegi nangul wax ban arme la yoroon wala ban ngànnaay la yoroon ba gaañu ko gaañ yu mel noonu bi ko topp mooy soxna Rokhaya Sène mooy jabaru Alassane bi ñu ñëwaat def reconstitution des faits maanaam delluwaat ci kër ga pour xool nan la waa ji defee li mu def mu wan ñu ko enquête kat yi ñu ne lii kat nit mënu ko def te ki nekk ci kër gi du ko yëg te ndaw si nee na bés boobu mu ngi ci kër gi mais bu njëkk dafa waxoon nekku foon moo tam bu fa nekkee déggul bu ñu ko defaatee laaj ko mu ne effectivement dégg na sax ay yuux dégg na ay yuux yi nga xam ni mu ngi jëpp ci néeg bi nga xam ni fa la jëkkër ji nekkoon ak José Christian Telma bi génn àdduna nee na sax dóor yi metti woon na ba nga xam ni dóor yi li muy tontu ci maanaam bruit dégg na bruit dóor yi ba jëkkëram bi mu génnee ci néeg bi mu nekkoon moom ak Christian daf ko laaj mu ne ko xanaa dafa dee waaw kuy laaj dafa dee nag xanaa am na looy xaar bëgguma sori ci mbir mi bi mu ko laajee loolu jëkkër ji ne ko deewul dafa crise rek jox ko ñetti junni ne ko demal Mbuur seet sa yaay bi feebar nee na mu dem Mbuur ñibbisi le lendemain bi mu ñibbisee waxul deful mu ngi noppi rek waxul kenn laajul kenn newul ana ki gaañu woon ana ki nga dóoroon ana ki nga jàppante ana ki nga lii dafa noppi walla rek ba bu ñu koy enquête à la date du 21 décembre fan yi ñu génn nii ba bu ñu koy enquête ci la doog a wax dëgg bi donc moo tax moom tam ñu installé ko ñu boole ko ci mbir mi ndax xam na li xewoon moom ak jëkkër te jëkkër gi daa bàyyi ba période du màggal Touba nga xam ni kenn du nekk ci village bi mu dóor ko gaañ ko ci li ñu wax ak ci lii enquête bi wane dóor ko gaañ ko dem denc ko foofu bi loolu amee ñu wax enquêteurs yi ñu teg leen loxo ñu ñëw fi ba léegi waxuñu nag ñoo def parce que yoon dafa am li ñuy wax présomption d'innocence mais li nekk ci dossier bi élément objectif yi wane na que ni ñoom même bu ñu deful am na lu ñu ci def wala mbir mi jóge na ci ñoom ci loolu la ñu nekk comme nag dafa am beneen autorité judiciaire bu ñuy woowee juge d'instruction boo xam ni moom buy mel ni bu amee dañu koy jox pour mu xaymaat ko càmbar ko ñu jox ko dossier boobu moo tax duñ ci mën a xuus wax ci lu bari ndax yoon daf ñuy tere loolu ndax li ñuy def du suñu coobare dañuy laaj suñu ay kilifa yi nga xam ni mooy procureur général et le département ministériel leur accord par rapport à ce point de presse là moo tax ñoom bi ñuy defaree loolu ñu woo leen ñu laaj leen ñu ne alhamdulilah mën ngeen def seen point de presse ngeen leeral parce que mbir mi wax ji bari na ku ci ne day wax fii yu mel nag bu xewee dañuy toog waxtaan wax leen li xew ci dossier bi newoon naa sànq damay lancer un appel aux riverains ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo Alassane Sarr yi ak dëkkandoo soxna Marème soxna Rokhaya Sène justice dafa am nu muy doxe kenn du fajal sa bopp nañu bàyyi justice def li mu war a def
responsabilité pénale def dara te tey ko yoon rek moo la mën a teg leneen te bu la koy teg tam yow mi ko def la koy teg du ko teg sa pap du ko teg sa yaay du ko teg sa rakk donc nañu bàyyi yooyu ñuy def di bund xatal famille Alassane Sarr te loolu ñun dinañ ko taxaw xarit suñu tànk tubay pour wan leen ni loolu ñoom du seen mbiru justice la ndax loxo yi mbir mi léegi mu ngi ci loxo yoon. li ma jeexale nag mooy remercier commandant Mbengue encore une fois de plus bi nekk section de recherche remercier également soxna Aïssatou Ndiaye bi nekk commissariat central ndax seen liggéey ci mbir mi opération combinée dañoo lëkkaloo seeni doole liggéey ba am résultat yi donc dañ leen di féliciter ci seen liggéey ndax li ngi def mucc na ayib yéen tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm